suñu réew lu wóor la lu am la ñu daan dégg Bachir lëmbe na àdduna fagaru dafa jot moo gën a fajoo waaw corona bi day lore mën na la dugg ci teel doo ci bàyyi xel yaram bi di tën yaa ngi saqat foo tollu gaaw a soo bul bëgg fi nga toog wooteel bi numéro 800 00 54 mooy sunu kaaraange virus bi fekkiwul kenn ñu ñoo ko yëg bu ñu fa lu jël sunu matuwaay nan ko fi jële mun naa ne suñu déggoo lu jël sunu matuwaay wàññi defee ci ay jotaay mun naa ne agaru jël sunu matuwaay wàññi daje ci ay jotaay mu ñuy yow sori ma corona nañ ko fi jëlee ci nu mu gën a gaaw let's get together fight for it corona corona yi feebar mi ngi sunu biir ak gaaw a wàlle si bannaaru laay ñu mu yóbbu seen bakkan bari nañ mën nañ ko fi jëlee bu ñu fagaroo dañ koy daaw ñu ne bule bu ñu jël ñu fexe jëlee fi corona ne jàmm jarul di xëccoo nañu fagaru ci tey tonton Bokar maa ngi lay nuyu di la ziar ba yaa ngi am jàmm Rihanna Gueye maa ngi lay ziar yow it Mori maa leen di bëgg de di leen ziar yéen ñëpp dimbali sa bopp na loxo yi di seet fu ñu tollu nañu koy respecté corona corona let's get together fight for it corona respect à tous les messieurs du monde. corona waaw auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci sang-sang yi Seydina Muhammad ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk ci turam ak santam di leen ziyaare bu baax a baax di am mbégte kontaan te dellu ci waat ci dimanche tay bi fas yéene dafa génn live bu ama am tey invité de marque nekk kenn koo xamante ni duñ ko présenté suñu waxee turam xam ngeen ko mu nekk benn responsable bu mag ci parti démocratique sénégalais nekkoon aussi le directeur de cabinet du président Karim Meïssa Wade kon nit kooku tey ñu fas yéene waxtaanee tey li nga xamante ni mooy actualité li ci njëkk nag mooy coronavirus
ndax mooy lëmbe réew mi lëmbe àdduna di profito l'occasion di nuyu auditeur ak auditrice su ëttu libéraux yëpp maa ngi leen di nuyu kenn ku ci ne turam ak santam di nuyu aussi secrétariat national élargi bi yëpp chargé des réseaux sociaux ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni ñu ngi koy liggéey di ko jiital nuyoo bi nag ci secrétaire national bi di suñu mama Nafi Diallo ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ko jox wàccuwaayam di nuyu ñi si nekk ñëpp Taslima ak lay nuyu bu baax di la ziar di la jox sa wàccuwaay Ndiaye Ali Bamba Ndiaye aussi maa ngi koy nuyu di ko ziar di ko jox wàccuwaayam tonton Bokar maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu soxna Mamito sama sister de valeur boobu di nuyu aussi grand Aliou Djiba Fadel Sano Baba Wade maa ngi koy nuyu di ko ziar soxna Rihanna maa ngi koy nuyu di ko ziar di ko jox wàccuwaayam di ma fàtte sama frère Khadim Askaw massification Fallou Gueye l'international ñu ngi koy nuyu di ko ziar moom it Ñaa Gueye du ma ko fàtte maa ngi koy nuyu di ko ziar di ko jox wàccuwaayam di nuyu képp rek koo xamante ni yaa ngi ci secrétariat national bi xel day fattu suma limul ñëpp mais maa ngi nuyu ñëpp di bëgg ñëpp di rafetlu liggéey bu am solo bi nga xamante ni ñu ngi koy liggéey macha allah kenn du ñoom ñu leen di jaajëfal bu baax su ma jugee foofu nag nuyu suñu kilifa suñu guide di le président Abdoulaye Wade nekk secrétaire national bu parti démocratique sénégalais di nuyu aussi toutes les secrétariats nationaux ñi nga xam ne ñoo nekk ci parti bi ñu leen di nuyu bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay sans autant du ma fàtte aussi sama responsable di le maire de la commune de Djeddah Thiaroye Kaw di docteur Cheikh Dieng maa ngi koy nuyu moom it au passage di ko ziar bu baax a baax di masawu aussi tous les maires yi nga xamante ni dañoo nekk Sénégal rawatina suñu maire di monsieur Bara Gaye yi nga xamante ni ñoom Yeumbeul Sud feebar bi sonal na leen trop ñu koy masawu gis taxawaayam ak engagement bi nga xamante ni am na ko ci commune bi di jàppale ñi nga xamante ni ñoom la feebar bi jàpp foofu noonu si commune am ndax li may wax rek ni man du ma wax lu xam ne gisuma ko wala fekkeewu ma ko ndax jour ba ñuy jël ñi nga xamante ni feebar bi da leen di jàpp di leen yóbbu di leen confirmer fala ma fekk ma gis taxawaay bi nga xamante ni taxaw na ko la lendemain aussi ba ma jaaraatee foofu tamit gis naa ko mu demaat foofu kon je pense que ni mi ngi ciy taxaw bu am solo metti na nag trop c'est pas facile di féliciter aussi ñi nga xamante ni ñoo dëkk ci commune boobu nekk ay bonnes volontaires ñu gis chaque jour étudiants yi femmes d'affaires yi ñëpp dem di ko soutenir di ko jàppale à ce que mu mën a xeex li nga xamante ni mooy feebar bi au niveau de la commune di ñaaxaat aussi suñu maire commune yi kenn ku ci nekk nga jéem a jël sa dimbale ñi nga xamante ni ñoo ne ci commune yi à ce que ñi nga xamante ne amaguñu seen maire def seen kéemtulaay kàttan ba feebar bi du fa dugg à ce que ñu recruter des tailleurs jënd ay tissus jox leen ñu ñaw li nga xamante ne mooy ay max ndax maa ngi lire léegi benn article je pense que ni le ministre de la santé daa génn un décret boo xamante ni dès demain dañuy exiger à tout le monde que ñu am ay masques de protection baax na ci ndax lépp pour xeex li nga xamante ni mooy feebar bi la te dañoo gis ni feebar bi mi ngi law ci suñu réew mi surtout les cas communautaires nag ñëpp xamoon nañ ne bu ñu yeggee foofu rek musiba bi foofu la ne ndax on a pu maîtriser les cas importés léegi nag cas communautaires yi mooy suñu problème ndax nit mun na ko am sans autant que mu xam ko wàllu ko keneen mu jël ko yóbbu ko feneen à ce que muy law ñi ngi ñaan nag yàlla musal ñu ci feebar bi yàlla suturaal yàlla yemale ko fii ba
nga xamante ni dootul law ci Sénégal ak ci àdduna tey nag ñu fas yéene waxtaan dalal ki nga xamante ni mooy monsieur Bachir Diawara nekk secrétaire national chargé des télécommunications bu parti démocratique sénégalais nekk ci secrétariat national bi tey nag ñu am comme thème coronavirus tey ñu war a waxtaane impact bi nga xamante ni coronavirus joué na ko ci ñi nga xamante ni mooy marchand ambulant yi ndax kenn umpale woon ne ci coronavirus bi gis nañ ci état du Sénégal di ci profiter à déguerpir les marchands ambulants tey boo demee buntu Pikine nga dem Parcelles Case ba nga dem Kër Massar képp koo xam ne marchand ambulant nga woon dindi nañ la foofu noonu tey ci feebar bi la profité à ce que mu mun a régler loolu dinañu waxtaane aussi alternatives yi nga xamante ni quelles sont les alternatives après la Covid-19 tey bu jeexee ban alternative la ñu war a jël pour góorgóorlu ñi nga xamante ni ay daan doole lañ ay góorgóorlu lañ beneen ba ca topp muy troisième point bi dañu waxtaanee ci polémique bi am ci dund bi ndax dañoo gis ne nit ñi sénégalais yi sax fàtte nañ li nga feebar bi ñëpp ñu ngi concentré wu ci dund bi nan la ñuy def ba jot si est-ce que dinaa ci am est-ce que duma ci am mu nekk une polémique tey ba ci commission yi nga xamante ni ñu ngi koy taxawal au niveau des quartiers problème la coow la dañ fay def ay temps balaa ñu kaa taxawal dina indi coow dina indi polémique ñii dañ naan kii yellool na ko ñii naan kii yelloolu ko ñii naan kii yellool na ko te loolu jafe-jafe la ndax tey am na ñoo xam ne jàpp nañ ne ñoom ni duñ ci am ndax démb maa ngi déglu benn interview ñuy wax ni ñi nga xamante ni dañuy am bourse déjà ñoom seen problème réglé dañuy am par force léegi li ci des ñoom la ñuy séddale ñi nga xamante ni dañuy leer na jàpp ni seen loxo jotu seen ginnaaw kon maanaam am na ñoo xamante ni tey jii di nga dugg ci quartier boo xamante ni fekk ñëpp seen loxo jotu seen ginnaaw léegi ñooñu ban taxawaay la ñu war a am ñi nga xamante ni ñooy tànn ban taxawaay la ñu war a am mu nekk jafe-jafe boo xamante ni tey Sénégal mu ngi koy dund kon di sensibiliser waat rek population beeg askanu Sénégal di leen wax nañu jëfee mesures yi nga xamante ni moom la ministre de la santé wax moom la suñu kër docteur yi wax ñuy raxas loxo yi ñu protéger wu di jël distance 1 mètre am na solo ndax loolu tey mën nañoo aar ci li nga xamante ni mooy feebar bi du ma tardé nag di dugal ki nga xamante ni moom mooy suñu invité di monsieur Bachir Diawara aussi j'ai vu que ni tey le président de la République génne na benn décret numéro 2020-966 buy portant sur la nomination du président du comité de suivi de mise en œuvre de l'opération du port Covid-19 may wax ni président tey dafa tardé ci comité bi man je pense que nit bala ngay teg dara da ngay teg un comité de pilotage ba pare kon doog a jël ay décision mais gis nañ ne démarrage yu vivre yi commencé na nit ñi ngi commencé yóbbu am na dëkk yoo xam ne jot nañ mu doog a teg comité bi lii day wane ni manque de transparence ci liggéey bi ndax bërki démb ñëpp seetaan nañ ko ñëpp gis nañ ko muy le ministre bi nga xamante ni moom la ñu dénk affaire yi muy Mansour Faye un salle climatisé muy wax askan bi koy seetaan journaliste yi koy interviewé xam ne kii li muy wax du dëgg loolu ñaaw na il faut que suñu autorités yi delloo si waat à la raison
il faut ñu xam ne ñun ay nit lañu yor suñuy xel di xalaat di dox ci mbedd bi di ut ay information ñoom fi ñuy jëlee information ñun fa la ñuy jëlee information dañoo am seen site internet dañuy dem di ko visiter di ko xool kon lépp lu ñuy wax dafa war a doon dëgg mais un ministre bu taxaw di wax nit ñi lay déglu xam ne li ngay wax du dëgg li ngay wax amul loolu doy na waar loolu doy na waar bu nekkoon bàyyi moom damay démissionné jox keneen ndax munul xamul luñ ko dégg xamul lu mu ko war a doxalee di jaajëfal benn journaliste ñu koy wax Pape Djibril Fall de la TFM dama koy wax ne fi mu teg tànkam foofu la mu ko teggi waaw mi ngi taxawul askan bi di leen leeralal te li muy wax li muy def ragalu ko kon ñu ngi koy féliciter di ko encourager ci loolu noonu nga xamante ni mu ngi koy def léegi nag sans tarder ñu woo ki nga xamante ni mooy suñu invité di Bachir Diawara waaw maa ngi leen di bëggee ñëpp di leen ziar Ibou Faye maa ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay waaw allo grand maa ngi lay ziar oui ba yaa ngi am jàmm waaw waaw maa ngi lay ziar naka waaye sant alhamdulilah naka famille bi waaye ça va ñëpp a ngi fi jàmm ça va alhamdulilah ba yaa ngi am jàmm léegi émission bi comment ça se passe noonu ñaata temps la waaw c'est pour 1 heure de temps rek 1 heure de temps day bari waaw maa ngi jégalu bu baax a baax waaw maa ngi jégalu ci loolu noonu waaw grand yaa ngi en direct nii ok c'est bon yaa ngi en direct nii waaw maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la jox sa wàccuwaay di la bàyyi nga présenté wu ci mission bi xam naa tey moom dinañu waxtaanee kon sànq lu ma la ko waxee rek dinañ waxtaanee ci li nga xamante ni mooy actualité di Covid-19 dañu waxtaanee aussi ci impact bi nga xamante ni choléra def na ko sur les marchands ambulants ñuy waxtaanee aussi ban alternative la ñu war a jël après ci li nga xamante ni ñooy góorgóorlu yi dañ waxtaane aussi ci la polémique autour des aides alimentaires ndax ku xam ni fan yi coow lu bëri na lool ci li nga xamante ni moom mooy aide alimentaire yi ci niñ koy distribuer léegi ma bàyyi la nga présenté wu nit ñi ñu ngi lay déglu. voilà maa ngi lay remercier Abdoulaye di la encourager bu baax a baax nuyu sa auditeurs yëpp ak mboolem ñu lay suivre di nuyu aussi waa parti démocratique sénégalais yëpp ak opinion bi nga xam ne ñu ngi gis liggéey bu rafet bi ngeen def di leen encourager di wax ni tey jii thème yi nga soulevé thème yu am solo la dinañ ci waxtaan bu baax a baax maintenant pour présentation bi man je suis membre du comité directeur du parti démocratique sénégalais donc en même temps je suis le secrétaire national chargé des télécommunications ci secrétariat bi nga xam ne Maître Abdoulaye Wade mettre na ko en place di ci liggéey ànd seeg mbooloomu responsable yi nga xam ne ñu nekk biir parti démocratique sénégalais waaw jërëjëf grand merci ci présentation bi tey nag ñu njëkkee ci thème bi nga xamante ni mooy coronavirus nan nga ko dundee yow en tant que sénégalais. jërëjëf Abdoulaye c'est vrai que mbiru coronavirus dafa nekk loo xam ne dafa interpeller àdduna bi yëpp man damay faral di wax ni c'est une interpellation de l'humanité dans toutes ses facettes
ndaxte am na ñu bari jox nañ koy explication scientifique ñi jox nañ koy explication d'ordre métaphysique mais lu ci am ba am rek moom mooy coronavirus bu mu daanoo ci àdduna réew yu bari maanaam dañu am ay interpellation yu bari par rapport ak ni nga xam ne noonu la ñuy gérer seen réew maanaam ci wàllu économie ci wàllu santé ci wàllu lu ne nga xam ne dañuy faral di wax ni gérer c'est prévoir maanaam àdduna bu fekkee dañu jox nguur toujours da ngay sóor li nga xam ne ñëwagul comme phénomène yu mel nii lu ñuy jar a sóor la même bu fekkente ne sax pare woo ci à 100% mais nga am loo xam ne yaa ngi koy waajal pour catastrophe naturelle wala feebar bu am dayoo bi nga xam ne moom la corona am su amee nga am taxawaay bu rafet boo xam ne di nga mën a jàppale sa askan donc particulièrement pour Sénégal ñi ngi sant yàlla ba léegi ni situation bi ni anglais di wax la situation est under contrôle waaye gis nañu ni mbiru kaawu communautaire yi wóor na Sénégal te mi ngi indi inquiétude bu bare bari donc tey jii coronavirus nekk na li nga xam ne ñu wax ko wala ñu ñàkk ko wax laal na fépp foo xam ne secteur d'activité la ci wàllu économie ci Sénégal laal na également ménage nit ñi ngi nekk ci ay xat-xat yu métti yu jafe-jafe yoo xam ne yu doy waar la parce que da nga daan gis nit boo xam ne dafay yeewu alors lijjanti li nga xam ne moom lay lijjanti daal di joxe dépense tey loolu yëpp nekk na ay jafe-jafe parce que xëy na amatuñu possibilité liggéey ni mu waree ba tax na yaakaar naa ni su fekkente ni lii dafa am ñu gouvernement yi ne ñoom dañu bëgg a def benn programme boo xam ne pour dimbali askan bi naam loolu la ñu wax te dañuy dimbali diaspora bi dimbali économie bi dafay jaadu ñu teg ko ci ay charte yu leer loolu nag mooy li nga xam ne moo ëllëg bopp askan bi gis nañ ñoom bi ñu commencé mettre en place seen kuréel boobu nga xam ne c'est pour distribuer maanaam joxe ay dund ci nit ñi gis nañ ni dafa bëri ay njombe yu bare dafa bëri ay scandale boo xam ne ñu ngi koy tuddee scandale politico-financier mu nekk loo xam ne ñu bëri yaakaaroon nañu Sénégal dépassé na étape boobu waaye gis nañ ni ci gestion aide alimentaire yi nga xam ne nguur gi mi ngi koy joxe jëlee ko ci xaalisu askan bi parce que tamit loolu jar a leeral la nguur gi li nga xam ne moom lay jox askan bi xaalis bi nga xam ne daf koy jël ci loxoy askan bi la ba pare di leen ko joxaat loolu kese la amul beneen explication maanaam li nga xam ne tey ji moom la ñu joxe ci ay ndimbal jógewul ci patrimoine Macky Sall jógewul ci patrimoine Marème Faye Sall jógewul ci patrimoine benn ministre ci àlalu réewu Sénégal la jóge nga xam ne Sénégalais yëpp ñoom ñoo ciy contribuer maanaam li ñu wax contribuer am ak recettes yi nga xam ne état bi mi ngi koy am allo waaw donc waaw dama doon wax ne donc bu lii amee dañu war a jàpp ne alalu askan bi moom la ñu yor que amul bàkku amul yëkkati mbagg lenn rek moom moo leen war moom mooy li nga xam ne tey jii moom la askan bi di xaar ci ñoom ñu teg ko ci yoon teg ko ci siraatal mustaqiim ba ku ci nekk mën a jot li nga xam ne moom nga yelloo loolu foofu lañ doon xaar bu mbir mi commencé déjà ci mbiru transport bi scandale bu rëy bi nga xam ne mi ngi fa am ñi ngi ci wax jusqu'à présent épilogue ci maanaam jeexalaguñu ndax bilan nag dina am bilan dina am ci mbiru transport bi bilan dina am ci mbiru aide alimentaire yi nit ñi ñi ngi évaluer ñi ngi am seen i éléments ñi ngi am seen i chiffres ñi ngi téye et su jotee incha allah lépp loo xam ne daf ci war taxawaay bi en tant que parti démocratique sénégalais ñi ngi encouragé initiative yi nga xam ne yenn organisation citoyenne yi ñoom ñu koy jël ak ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngatu ci lépp loo xam ne dafay aar ak yelleefu askan bi mooy ñi nga xam ne dañu nekk ay activistes intant j'espère que j'ai un problème de réseau war a leeral loolu dafay wane ne Sénégal dafa toll ci respiration waaye problème mu réseau allo c'est bon maa ngi lay dégg waaw allo tu m'entends oui waaw maa ngi lay dégg waaw maa ngi lay dégg waaw voilà donc ñi ngi
ñooñu nga xam ne ñu nekk ci société civile bi ñu ngi koy jël ngir ñu fexe ban leeral xaalis bi nga xam ne askanu Sénégal moo ko moom yàlla da tey jëm nekk fi war ko séddale ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yeeyoo loolu ñu ngi encouragé ñi nga xam ne ñu ngi gën ci loolu bu baax a baax di encouragé également journalistes yi nga xam ne ay journalistes d'investigation lañ parce que tey def nañ liggéey am solo mais tax na Sénégalais yi xam fi mbir mi jógee yan scandale ñoo ci am yan errement ñoo ci am ak yan pexe yi dugal xaalis moom la ñi nga xam ne moom lañ dénkoon mbir mi alors bëggoon a def donc loolu am solo la ci réew mi dañ koy négliger mais tey jii am na ay journalistes yoo xam ne am nañ ay acteurs politiques yoo xam ne am nañu ay membres de la société civile yoo xam ne ce sont des sentinelles de la transparence kon képp koo xam ne yaa ngi jóg di xeex pour que mbir mi leer ngir sénégalais yi kenn ku ci nekk xam mbir mi fan la jóge ñooñu wax dëgg yàlla dañ leen di encouragé bu baax a baax mais vraiment am nañu mbetteel loolu bi ñu gisee élan national bi nga xam ne amoon na ci xeex li nga xam ne moom mooy coronavirus bi ndax coronavirus bi amul couleur politique santul Faye santul Sall santul Diawara dañu jàppoon ni rek coronavirus dafa nekk benn balaa boo xam ne dafa dal ci askan bi et que doomu Sénégal yi fu ñu munti nekk ci àdduna ñu xam ñu nekk ci bitim réew la ak ñu nekk ci biir réew yëpp dañu waroon booloo pour fexe teg ay pexe ngir xeex loolu yaakaar naa ni ci dynamique boobu la parti démocratique sénégalais woote woon gis ngeen communiqué bi nga xam ne Maître Abdoulaye Wade def na ko le 5 mars wax ne moom mu njëkk a jël décision en tant que parti politique daal di dakkal activité politique u parti démocratique sénégalais ngir gunge li nga xam ne moom mooy xeexu coronavirus bi alors gis tamit également suñu leader di Karim Wade massaw ñi nga xam ne ñoom ñooy sénégalais yi ci mbiru coronavirus bi kon gis ni am na benn engouement benn élan national boo xam ne wax dëgg yàlla parti démocratique sénégalais cultivé na ko te wane na ko waaye li nga xam ne tey jii gis nañ ko démb ak bërki démb ak jamono yi yëpp muy xew ci mbiru aide alimentaire bi di xew ci mbiru ay marché gel hydroalcoolique yi di xew ci mbiru transport bi loolu ak dénonciation yi nga xam ne ñu ngi koy joxe ak ay éléments de preuve maanaam nit ñi duñu wax rek pour tuumal dañuy wax ba pare indi ay kayit loolu yëpp nekk na lu nga xam ne ëllëg na suñu bopp et wax dëgg yàlla nekk na gàcce tey jii pour Sénégal fi nga xam ne tey jii nit ñi dañu soxla maanaam askan bi dafa soxla nguuram nekk ci wetam waaye mu gis ni tey jii dafa am ñoo xam ne tey jii ay corona business la ñuy def nekkatuñu lutte pour coronavirus bi waaye dafa mel ni dañoo am ay motivation pour def corona business loolu nag lu regrettable la et ñun suñu position moom mooy lu leer moom mooy ki nga xam ne tey jii mooy ministre Mansour Faye nga xam ne moom mooy rakku jabaru njiitu réew mi xaw ma moo ko jabaru njiitu réew mi lu mu jege famille présidentielle lu mu jege Macky Sall waru ko may muy def naka sulul noonu si alalu réew mi c'est-à-dire que même bu fekkente ne dañuy def benn loi d'habilitation boo xam ne permettre na au président de la République pendant 3 mois mu am les pleins pouvoirs bañ a jaar ci assemblée nationale c'est-à-dire génn sax même ci carcan de contrôle bi nga xam ne assemblée doon na ko def mooy le contrôle de l'exécutif bi nga xam ne c'est un rôle régalien de l'assemblée nationale même bu fekkente ni alors loolu teggeeku na procédure yi nga xam ne moom moo tënk transparence nga xam ne moom mooy cëslaayu leer ak leerlu ci wàllu doxalinu alalu réew mi yaakaar naa ne loolu kenn waru koon tekki dañ ko waroon respecté waru woon am ay mbiru parparloo waruñu woon xool ki nga xam ne par exemple dafa nekk ci seen parti wala ki nga xam ne daf leen jege waruñu woon xool homme d'affaires yi nga xam ne ñoom ñoo leen jege dañu waroon def appel d'offre bu gaaw boo xam ne képp koo xam ne sénégalais la di yëngatu ci wàllu ceeb di yëngatu ci wàllu transport di yëngatu ci wàllu lépp loo xam ne état bi daf ko soxla ñu am une égale accessibilité aux opportunités qui sont offertes par l'État waaye waruloon nekk benn occasion pour enrichir véritablement ñoo xam ne dañu bokk ci seen pouvoir parce que bu ngeen xoolee information yi gis nañ ni ki nga xam ne moom mooy Diop Sy dafa nekk ci mouvance présidentielle kenn mus koo xam ci ay transport ceeb ak yooyu moom luñ ko xamee woon moom mooy ci ay mbiru def affaire mbalit ñu jox ko marché boobu et pourtant ñi nga xam ne ñoom ñooy transporteurs yi ñoom dañu waxoon gratuitement pare woon nañ pour accompagner état du Sénégal lenn rek lañ doon laaj moom mooy carburant waaye ñun sax dañ ci teg leneen dañu ne
armée bi nga xam ne tey jii ñii ñun ñoo ko moom ñun suñu alal lañuy fonctionner ak yeneen structure déconcentrée de l'État yi nga xam ne am nañu ay logistique loolu yëpp ay possibilité woon pour que état bi daal di économiser xaalis boo xam ne dañ koy jël defaat ko ci askan bi parce que tey jii gis ngeen ni lii nga xam ne moom la ñu génn sax as néew ne moom la ñuy dimbalee askan bi ñun dañoo jàpp ne lu ndaw a ndaw la parce que yow mënoo ñëw ne da ngay laaj 1000 milliards ci 1000 milliards yooyu da nga ciy génne matul sax 100 milliards pour dimbali askan bi loolu c'est un problème waaw c'est un problème kooku moom mooy benn ñaareel bi moom mooy dama gis ni seen mbir mi nga xam ne mooy ndimbal seen programme d'urgence bi dafa am aussi tamit mbiru tappale soo amoon mbiru tappale tamit mi ngi am mbiru juuj njaaj boo xam ne waxul turam ndax bu ngeen jëlee par exemple mbiru facture yi dañu wax ni ñi nga xam ne dañu nekk ci tranche sociale bi dinañ leen ko baal ñi nekk ci tranche sociale waaye ñi nga xam ne dañu dépassé tranche sociale bi dañuy fay waaw loolu injustice bu mag a mag la ñoo koy li ñu waroon def moom mooy képp koo xam ne yaa ngi ci tranche sociale bi ñu jël la en compte waaye képp koo xam ne dépassé nga tranche sociale bi ñu génneel lépp maanaam ñu fayal la li nga xam ne moo tolloog tranche sociale bi li nga xam ne moom moo tegu ci tranche sociale bi nga mun koo fay loolu xel dina ko mën a nangu et bu boobaa dinañ xam ne Sénégalais yëpp moom moo leen tax a jóg loolu ay grief la yoo xam ne dañ koy lancé beneen bi mooy soo xoolee li nga xam ne moom mooy données ñoom yi nga xam ne ci la ñu sukkandiku pour xayma wala natt kër yi nga xam ne jàpp nañ ni dañu soxla ndimbal bi information yi ñu jot wane na ni ñoom dañoo sukkandiku ci bourse de sécurité familiale effectivement jéem a def li nga xam ne mooy ndimbal loolu te loolu ñu def ñun li ñu jàpp moom mooy dañu waroon basé wu ci ANSD moom mooy agence nationale de développement du développement et de la statistique loolu de la démographie et de la statistique foofu la ñu waroon basé wu parce que ñooñu am nañu ay chiffres yoo xam ne mënoon nañ ci sukkandiku pour xam li nga xam ne la carte de la pauvreté xam yan dëkk ñoom ñoo soxla ñaata la ñu soxla en fonction de cela ñu xam ne lii la ñu war a def mais bourse de sécurité familiale yi su ngeen seetloo bu baax suñu delluwaatee encore ay at ci gannaaw en tout cas ci jamono yi nga xam ne ci lañ ko créé mbir mi xëy na politique trop gisoon nañu responsable APR yi ñoom ñoo doon organiser nit ñi mais pour Sénégalais yi seen bopp ñoom ñoo doon dem c'est-à-dire citoyens yi c'était pas démocratique c'était une affaire boo xam ne alors dañ ko jëloon rek def ko seen mbiru affaire politique loolu moom moo indi fichier bii nga xam ne tey jii moom la ñu wax bourse de sécurité familiale ñu bëri di dénoncer mais ci biir fichier boobu am na ci ñoo xam ne sax maanaam amuñu benn wareef amuñu benn droit pour am ci bourse de sécurité familiale yi mais comme dañu jege APR xëy na dañuy bokk ci loolu même bu fekkee ne répondre ñu critères yi c'est-à-dire que c'était du clientélisme loolu yaakaar naa ni bu fekkee buñ ko bëggoon corriger li gënoon moom mooy ñu dem jëli chiffres yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ANSD nga xam ne ñooñu dañuy tëddee njaaxaanaay ñoom état bi moo leen fi teg liggéeyal réew mi moom moo leen fi teg du parti politique su boobaa ñu jël données yooyu yëpp jox leen ko ñu daal di doxal li nga xam ne moom mooy mbir mi donte ne idée wu dimbali askan bi dafa nekk loo xam ne ñun dañ ci d'accord te dañ ciy encourager gouvernement bi mais nii ñu ko defee mu tey suñu xel ba askanu Sénégal ku ci nekk mu ëllëg sa bopp mooy li nga xam ne moom moo ñu metti mooy li nga xam ne moom la ñuy regretté te yaakaaroon nañu wax dëgg yàlla ci contexte bi ñu toll gouvernement bi waroon na def yenn pexe yu dul wan Sénégalais yi ay mbiru lëndëm yoo xam ne tey tax na même engouement national bi am ci lutte contre coronavirus bi pour certains gis nañu lii ñu koy xaw a entaché te nekkul loo xam ne li war la. effectivement ñu gis ni le président Macky Sall dafa amoon départ bu baax ci ba feebar bi ñëwee ndax dafa génn woo képp koo xam ne sénégalais woo ñi nga xam ne ñoo nekk ci kujje gi ñëpp dem wuyu ji ko pale mais ñu gis ne ba dañoo dem ba ci biir mu wax ni mu wane ni ne woo naa ñëpp ñëw nañu mais bu ma paree lu ma neex laay def te wane ne lu ko neex lay def. dëgg la xam nga Diawo si point boobu sax doguma la mais il est important de souligner que effectivement tout au début amoon na benn élan benn sursaut national c'est-à-dire nit ñi xooluñu woon benn couleur politique li ñu jàppoon rek moom mooy tey jii coronavirus ñëw na Sénégal na ñëpp manko nekk benn ñu bañ a xàmmeeti ay couleur politique xeexandoo ko mu jóge fii rapidement ku ci nekk mu ne dellu sa liggéey loolu moom mooy taxawaay bi nga xam ne moom la PDS am moom la benn parti am moom la ñëpp amoon
fu président woote woon tout au début nit ñi dañ ko fay fekk lu mu décidé dañ ko ci doon ànd ak moom parce que xam nañ ni lii muy def jàpp nañ ni kat ñun ñëpp ñoo ci war a ànd xeex parce que amul affaire politique mais moom ci jëmmi boppam moo defaat encore beneen waxet parce que moom moo fi taxaw le 4 avril le 3 avril discours bi mu def wax na dana mettre en place benn structure autonome boo xam ne dana gérer li nga xam ne moom mooy plan d'urgence bi le plan d'urgence de résilience mais gis nañ ni mbir moom daf ci tardé balaa muy mettre sax plan boobu bàyyi na ki nga xam ne moom mooy goro bi moom mooy ministre Mansour Faye mu dem alors lëkkaloog ay hommes d'affaires yoo xam ne ci ay conditions yoo xam ne ba léegi kenn mënu la wax leer na wala leerul c'est des conditions lugubres c'est des conditions obscures ñëpp xam nañ ko mu joxe ay marché ci wàllu transport joxe ay marché ci wàllu nangam ainsi de suite loolu mooy li nga xam ne moo teyal xelu askan su fekkoon te ni président de la république bëggoon na def li nga xam ne moom mooy yoon ba mu commencé def discours ba mu defee discours am 3 avril dafa waroon mettre rapidement en place benn structure autonome boo xam ne soit militaires yi ñoom ñoo koy diriger wala mu nekk ay indépendants yoo xam ne du ay bureau politique moom moo leen rax parce que lii c'est une question assez sensible on ne joue pas avec la vie des gens on ne joue pas avec la dignité des gens mais lii nga xam ne def na ko jël ñoo xam ne politiquement ils sont feutrés nga xam ne ñoom lépp lu ñu def c'est des réflexes politiques nga jox leen responsabilité bu mel ni résultat bu mel ni rek la ñu mën a am demaguñu fenn waaye gis ngeen coow li bari na trop tey jii ñëpp ñu ngi incriminer Mansour Faye parce que xam nañ li mu def digganteem ak Diop Sy tegu ko ci yoon Diop Sy moomu doublement amul droit sax am marché yooyu noonu parce que moom li muy def ni concurrence déloyale la ndax assemblée nationale la nekk mais beneen bi aussi tamit génne nañ yeneen information yu wane ni moom société dafa nekkoon en liquidation effectivement beneen information moom moo jot système ce matin yi ñuy wax ay mbiru dette fiscale donc loolu yëpp dafa nekk loo xam ne ay mbir yu lëndëm la yoo xam ne dafa leerul te aussi bu ñu waxante dëgg Sénégal moo fi tudd mbiru ceeb moo fi tudd mburu tout ce qui est denrée doo tudd ku mel ni Bocar Samba Dièye doo tudd ku mel ni Moustapha Tall loo leen contre nangul leen ni ñii kat ñoom ñoo fi yàgg ce sont des hommes du sérail maanaam xeex bu nekk xeex nañ ko ci wàllu ceeb bi Bocar Samba Dièye a été de tous les combats pour l'autosuffisance en riz fu Sénégal amee soxla ci wàllu ceeb depuis temps Senghor jusqu'à présent ci loolu lay liggéey ñeen lañu naka noonu man yaakaar naa dañu waroon fexe ba daal ñooñu ñëpp bokk ci mbir mi ñu xool ko ki nga xam ne moom moo gën a yelloo liggéey boobu ci liggéey am na leneen tamit lu tey xel moom mooy ni ñuy signé contrat bi ak ni ñu gaawee rapidement am stock bi loolu dafay xaw a tey suñu xel bu baax a baax maanaam diggante bi nga xam ne ñu ngi joxee contrat bi ak diggante bi ñu amee stock bi dafa nekk loo xam ne dafa gaaw trop ñun ñu laaj est-ce que ñii jëluñoon stock bi teg ko fenn pour est-ce que c'était pas prémédité loolu yëpp c'est des questions yoo xam ne c'est une question d'interrogation donc vraiment cette affaire-là est entachée d'irrégularité et d'insuffisance, de manque de transparence, si bien qu'aujourd'hui de remettre en cause les fondamentaux de la concorde nationale bi nga xam ne moo doon tourner autour du Covid-19. Qu'à cela ne tienne, position au Parti démocratique sénégalais, position au patriote la, position alors nit koo xam ne dëkk moom moo ko tax a jóg bu dégg bëccëg ñun ñi nga xam ne ñun ñooy responsable yi ñun ñi nga xam ne ñun ñooy militants à la base kenn ku ci nekk selon sa doole fi mu toll yaa ngi sensibiliser Sénégalais yi loo mën parce que xam nga ne lii ngay def defoo ko pour Macky Sall defoo ko pour X ou Y da nga ko def pour la postérité tu le fais pour l'humanité d'abord mais nga def ko pour le peuple sénégalais c'est-à-dire que pour mu ngi ci engagé dans le combat contre li nga xam ne moom lañ ko war a fajee kon kenn ku ci nekk war na mën a taxaw au-delà des clivages politiques nga taxaw ko mais c'est dommage et il est dommage de regretter que gis nañ ni il y a beaucoup de scandales politico-financiers yoo xam ne ñoo entouré affaire bi et que véritablement ça a entaché beaucoup de choses. loolu day mel ni rek ñi ñu jiite ils sont incompétents ndax je pense que depuis 2012 defuñu fi lenn loo xamante ni c'est compétent waaw ñoom lii lay wane ni ñoom mënuñu diriger ndax jàpp naa ni tey jii bu fekkoon président Abdoulaye Wade moo ne ci nguur gi koo wax loolu la lay wax même ñi nga xam ne dañoo contre même ñi nga xamante ni tey dañoo contre président Wade ñoom dañ naan tey bu fi président Wade nekkoon
maanaam sénégalais président Wade manqué na leen ci moment bii nii. ma koy dëggal xam nga gouvernement bi ban problème la ñu am. dañu am feebaru transparence. c'est-à-dire que gouvernement bi dañu am feebaru transparence. dafa mel ni mal gouvernance su fekkente ni organe la dañuy jàpp ni mooy ADN lépp luñ fi yëkkati. 2012 ba léegi. soo doon lim ay scandale politico-financier yu régime Macky Sall doo jeexal. mën nga ci bind ay tonnes ay livres yu dul jeex. dëgg la. c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de scandales politico-financiers yoo xam ne tey jii Sénégalais yi xam nañ ko. c'est-à-dire que rapport yi nga xam ne ñu ngi ko doon jël di ci nelaw rapport yi nga xam ne dañ ko waroon publier wuñ ko nga gis ñoo xam ne par exemple dañu jege Macky Sall def ay scandale politico-financier ñu épinglé leen par des corps de contrôle de l'État. ñu bàyyi leen ñuy dem wala ñu jox leen yeneen promotion bari na fi. donc lii bu nekk bi gën a graaw nag moom mooy scandale Petro-Tim bi nga xam ne Aliou Sall dañ ko ci tudd fortement moom ak ay yeneen businessman nga xam ne tey jii pactole bi mi ngi doon tourner autour de 6 000 milliards en jeu une structure aussi prestigieuse que BBC def ci enquête bu leer bu nga xam ne journaux yi gën a mag ci àdduna dañ ko dépendre yow en tant que état du Sénégal pour protéger ki nga xam ne moom mooy Aliou Sall nga ut ay procédures yoo xam ne c'est des procédures assez spéciales jubluwoo ci leeral donc loolu yëpp je pense que bu régime bi jeexee bien sûr c'est des questions yoo xam ne dafay war a leer te incha allah dana leer et c'est la même chose avec l'histoire des denrées alimentaires ak yeneen mbir yoo xam ne ci yeneen ministères yi ci yeneen directions yi yeneen agence yi xew na fi mu nekk loo xam ne dafa nekk ay symbole de mal gouvernance et que wax dëgg yàlla ñoom ñoo fi teewoon OFNAC ne OFNAC bi pour ñoom la CREI yi pour ñi nga xam ne ñoom ñoo fi jugee mais gis nañu wax dëgg yàlla CREI bi ñëwee moom si seen côté ñoom dinañ am beaucoup de difficultés parce que yaakaar naa ñu si mucc duñu bari. am na solo ma ñëw rek ci li nga xamante ni mooy impact bi nga xamante ni tey jii dañoo gis ni ci feebar bi le président Macky Sall mi ngi profité di dëgër piir ñi nga xamante ne ay marchands ambulants lañ ndax tey jii boo xoolee tey feebar bi mu ngi siy profité di ci def loo xamante ni lu bëri ndax boo gisee mu dugal loi d'habitation bi assemblée maanaam da koy may doole à ce que mu gouverner sans autant que ñu contrôler ko ci lenn tey jii impact économique bi nga xamante ni mi ngi koy def ci li nga xamante ni mooy mi ngi dindi néew di doole yi ci fi nga xamante ne fa la ñu war a daalee seen doole fa la ñu war a amee lu ñu yóbbu seen kër tey ñooñu boo leen dindee lan la war a def foofu noonu. waaw bon man déjà ñaari niveau d'appréciation la ci am bi ci njëkk mooy su fekkente ni yenn marchand ambulant yi dañu jotoon seen sommation bu yàgg sax je pense que crise bi nga xam ne tey jii moom moo am muy mbiri Covid-19 waroon nañu xëcc ci Sénégalais yi ci lenn la dul di indi ay tension ou bien par exemple di gën a yokk ay contrastes sociaux di indi ay difficultés maanaam tey jii ñoom waroon nañu mën a concentrer seen effort yëpp ci encadrer ñi nga xam ne ñoom ñooy marchand ambulant yi ak ñeneen ñu continuer liggéey seen liggéey en respectant la distanciation sociale comme demaguñu ci confinement total parce que dafa am benn catégorie sociale boo xam ne soo leen bàyyiwul ñu liggéey yeneen situation ngay indi mën nga dem ba indi ay émeutes de la faim parce que nit ñi bu ñu nee ba xiif dañuy génn ci mbedd mi gis nañ li xew Afrique du Sud nit ñi dañu dem ba benn moment amatuñu lekk ñu génn ci mbedd mi léegi nekkatul xeex boo xam ne contre coronavirus la mais xeex la pour développer des réflexes de survie ñuy génn ci mbedd yi di taal ay pneu di xeex ak ay institutions et tout te loolu war nañ ko mën a dawal suñu réew et je pense que pour cette simple raison là waroon nañ mën a fexe ba trouver une formule boo xam ne avec les marchands ambulants quitte à ce que sax ñu ne par exemple tel jour cantine bi ak cantine nombre de cantine bi moom mooy tijji beneen jour beneen nombre de cantine moom mooy tijji et que aussi tamit suñu liggéey ñu jël toutes les précautions pour que distanciation sociale bi ak conditions d'hygiène yëpp ñu appliquer ko foofu de nature à ce que dana am ñu liggéey mais du am benn risque de contamination ci li nga xam ne moom mooy marché yi loolu yëpp c'était des possibilités en tout cas même bu fekkente ne sax
defuñu loolu permettre ñu leen ñu liggéey même bu fekkoon tam sax dañ leen di tere ñu liggéey je pense que c'était pas le moment ñu toj ay cantine wala ñu toj ay boutique wala nangam déjà ci procédure bi d'accord ma ci parce que li ma jàpp moom mooy balaa ngay toj wala ngay yàq je pense que war nga mën waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy acteurs yi ngeen trouver ay consensus xool fi nga xam ne mën ngeen fa am ay solution de gagnant-gagnant état bi gis ci boppam ñoom ambulant ñu gis seen bopp bu ko defee du ñu lor benn sénégalais mais comme ni ma leen yàgg di wax rek régime la boo xam ne li ñuy wax amateurisme dafay jur impréparation maanaam du ñu am lenn lu ñu structuré mënuñu jël par exemple jël A pour war a dem Z suñu waree dem Z dañuy jaar ils sont pas cohérents régime la boo xam ne amuñu cohérence dans la vision amul lenn loo xam ne mën nañ ko planifier de manière rationnelle dañuy yow rek jël benn décision mu jur ay difficultés et c'est le cas des marchands ambulants alors moi je pense que waroon nañ trouver yeneen formule daal yoo xam ne waroon na gën a oyof de nature à ce que ñu bañ a sànni marchands ambulants parce que boo doon sànnee ñoom bu ñu toogee journée amuñu fi ñuy jëlee seen dépense c'est des difficultés je pense que waroon nañu xool daal mesures sociales yooyu bu baax a baax wax la état bi négocier ñun en amont ay solutions yoo xam ne danañ permettre ci xaalis bi nga xam ne moom la ñuy dajalee muy 1000 milliards yooyu ñu jagleel na loo xam ne danañ mën a sax am lu ñu mën a sukkandiku tuuti mais rien n'a été fait pour certains en tout cas ñu ñëw de manière assez violente yàq seen i cantines sans les prévoir loolu nekk na loo xam ne lu ñu condamné la lu ñu ñaawlu la parce que ñun li ñu gëm moom mooy démocratie sociale et que képp koo xam ne yaa ngi ci réew mi ak couche boo mun ci bokk donte na nga sénégalais nga rek war nga mën a dund fi nga dund ak aafiya ak jàmm ak salaam sans pour autant ñu inquiété la loolu je pense que lu am solo la bu li yëpp jàllee war nañ ko beneen bi mooy sànq wax naa ci sama njëlbéen waxtaan interpellation de l'humanité maanaam nee naa Covid-19 boo dee xool interpellé wuñu sax ñu Sénégal dafa interpellé toute l'humanité boo xoolee fii ci Sénégal am na lu bari loo xam ne tey Covid-19 bi war nañu ci yee bu baax a baax surtout ci wàllu jumtukaay ci wàllu santé dëgg la lii tamit wane na ni suñu réew am na taxawaay waaw suñu réew war na am beneen taxawaay parce que catastrophe naturelle moom ak dundu doomu aadama ñoo ànd parce que boo xoolee ci temps yonent yi ba léegi toujours da nga gis mën nay am depuis ci jamonoy peuple Tamut jamonoy yonent yàlla Uhud peuple de Uhud je veux dire donc jamonoy yonent yàlla Yusufa yi yëpp amoon ay catastrophe naturelle alors donc lii ak àdduna ñoom ñoo ànd même bu fekkee Covid-19 bi jàll na on sait jamais yàlla na fi gëcc mais lii mën na am leneen ci kanam chaque jour nga dégg ñu ne dëkk sangam am na inondation wala am na séisme wala am na catastrophe naturelle et tout maanaam état moom dafa war a nekk ci ay disposition muy jéem a prévoir le minimum de catastrophe ci àdduna bi bu ko defee yii bu amatee dana am ay fonds yoo xam ne danañ ko jël jagleel ko je donne un exemple fonds bii nga xam ne tey ñu ngi koy jéem a wut muy fonds 1000 milliards fonds bi mais lii dañ ko dafa waroon nekk fonds boo xam ne lu taxaw la bu yàgg dafa waroon nekk lu taxaw lu yàgg loo xam ne sax du doon 8 milliards mais day doon plus de 10 000 milliards c'est-à-dire day nekk benn fonds souverain boo xam ne dañ koy mettre en place pour que bés bu amee catastrophe waxuma la sax ay mbiru Covid-19 mais bépp xeetu catastrophe boo xam ne lu mel noonu permettre ñu mën a régler yenn question ñu mën a tëgg ci fonds boobu régler ko soo xoolee tey jii le modèle norvégien certains vont me dire que maa ngi comparer pomme de terre ak Angleterre parce que Norvège ci wàllu développement moo gën a développé Sénégal on le sait mais mën nañu inspiré wu ci ni nga xam ne ñoom noonu la ñu doxalee pour xool naka la ñuy def aussi fii ci Sénégal même bu fekkente ni sax duñu am les mêmes moyens Norvège fi mu toll nii dem nañ ba am fonds souverain foofu boo xam ne génération yi nga xam ne ñoo fa nekk sur le plan de la protection sociale amatuñu difficulté mais ñi nga xam ne ñooy génération yi di ñëw maanaam ñi nga xam ne ñoom bu ñu seen sët yi di ñëw prévoir nañ seen protection sociale te loolu yëpp organisation la laaj foofu la àdduna toll àdduna dafa toll foo xam ne da ngay innové Sénégal warul ko nit di dund comme 1960 wala muy dund comme yeneen kii déedéet waruñu jàpp ne tamit ay africain lañ que ñun dañu war a maanaam dañu war a nekk à un niveau très primaire de la réaction dañu war a jàpp ne tey jii Afrique citoyen africain bi ak ki nga xam ne moo nekk Europe ak ki nga xam ne moo nekk Chine ak ki nga xam ne moo nekk beneen ñoom ñëpp ñoo bokk fi ñu jàngee ñoom ñëpp ñoo bokk réalité yi nga xam ne moom la àdduna bi di dund
li nga xam ne moom mooy les catastrophes naturelles comme li nga xam ne tey jii am na ci biiru Covid-19 ak li ma doon expliqué ci fonds souverain boo xam ne lu mën a am la ci Sénégal. effectivement ndax tey jii boo xoolee Sénégal waroon na weesu fii ndax boo xoolee 2012 président Wade Sénégal am na benn budget wu 3000 milliards wala 4000 milliards boo xam ne dañ ko teg en place que loolu pour catastrophe naturelle kese la. pour mbiru Covid-19 ñëw wala leneen ñëw ñu fexe nu ñuy jibee ci loolu te loolu yëpp organisation la. organisation kese la parce que soo xoolee tey jii Abdoulaye. ñi nga xam ne noonu la régime bi di fonctionner ci wàllu dépense de prestige maanaam xaalis bi nga xam ne ñu ngi koy yàq ci loo xam ne amul priorité. dëgg la yaakaar naa ni mënuñu tibb ci xaalis boobu wala ñu def yeneen pexe yoo xam ne yenn institutions yi nga xam ne c'est des institutions budgétivores institutions yi nga xam ne amuñu njëriñ. dañu dispendieux te amuñu benn impact économique ak social. ñooñu ñu fexe na leen fi dindee xool agence yu bari yi nga xam ne dañu bari dañu kii ñu jëm leen regroupé fexe ba ñi nga xam ne par exemple tey alors yokk transparence bi ci wàllu gestion minière tey jii bu fekkoonte ni transparence bi alors nekk na lu wér ci wàllu gestion minière bi Sénégal tey jii waroon na permettre état bi waroon na am xaalis boo xam ne dafay jógee directement ci ressources naturelles yi nga xam ne dañ koy jël yóbbu ko ci fonds souverain boobu mooy wax noonu. alors je pense que Covid-19 bi war na nekk une occasion d'introspection aussi bien pour chaque Sénégalais mais particulièrement pour nos décideurs c'est-à-dire ñi nga xam ne ñoom ñooy jiite réew mi. effectivement li nga xam ne moom la ñu bëgg en tant que parti démocratique sénégalais mooy li nga xam ne maa ngi ko fi wax sama morom def beneen proposition ñu fexe ba ëllëg ñun ñu ñëw fi ak suñu candidat mu nekk président de la République indi projet de société boo xam ne dana ko teg pour mun a joyee li nga xam ne moom mooy difficulté sénégalais yi c'est pas l'heure de la politique c'est vrai mais c'est juste pour dire que ñun suñu yéene tey parce que lépp li may wax ni yëpp mënul nekk mënuñu ko def parce que ñoom Macky Sall tey jii ñoom ñooy diriger réew mi ñun position bi ñu am moom mooy position d'alerte c'est-à-dire que attirer l'attention de l'opinion sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire joxe suñuy crainte ak suñuy inquiétude par rapport au fonctionnement du pays faire des propositions s'il le faut mais en termes de gestion en termes d'opérationnalité loolu yaakaar naa ni nekk di ma sa fal suñu candidat rek moom moo mën a régler question yi su boobaa lay mën a moom définir une vision claire une bonne politique de la nation boo xam ne ci la ñuy inspiré wu pour daal di alors relever suñu plateau de santé relever suñu plateau économique industriel xool naka la ñuy diversifier alors suñu coopération internationale fexe ba Sénégal am yeneen jumtukaay yoo xam ne xëy na yenn difficulté yi ñu am tey bay uti ay fonds Covid-19 1000 milliards yoo xam ne mënuñu ko dajale muy difficulté yoo xam ne wax dëgg yàlla lenn lañ koy amee lu dul yalwaan suñu biir wala def leneen leen. effectivement kon ni nga ko waxee rek tey jii suñu plateau médical yi waroon na weesu fii ndax boo xoolee Abdoulaye Wade ba mu ñëwee li mu fi fekkoon ci hôpitaux nit ñi xam nañ ko li mu tabax ci hôpitaux ba mu fiy jógee nit ñi xam nañ ko te 2012 ak léegi gis nañ ne Macky Sall tabaxul benn hôpital ci Sénégal li ko wër yëpp te benn hôpital tabaxu ko te hôpital bi nga xamante ni tey l'Afrique de l'Ouest hôpital bu ko gën a mag amul muy Dalal Jàmm mi ngi doog a fonctionnel ndax depuis mu ne fi defu ci dara ba feebar bi ñëwee la doog a jël pour jël ko di fa def ay malade. absolument waaw absolument te c'est regrettable. waaw te Abdoulaye xam naa ni waxtaan bi neex na trop mais dafa mel ni heure bi jot na. xam naa bëri da may ma tàggatoo rek. comme ni ko. waaw maa ngi lay bàyyi ko tàggatoo waaw. voilà donc maa ngi leen di encouragé bu baax et puis wax ni vraiment na ñëpp jàpp bu baax a baax surtout waa parti démocratique sénégalais xam ne la victoire est au bout de la peine mbir yi faw mu metti ba pare doo ko neex ñu ngi traversé ay situation yu xaw a doy waar ñu ngi ñaan yàlla mu may ñu jàmm ak salaam Covid-19 bi yàlla jëlee ko fi ak jàmm ak salaam vraiment musal ci askanu àdduna parce que lu doy waar la loo xam ne dafa préoccupé ñëpp et puis ñaanal ci responsable parti démocratique sénégalais yi kenn ku ci nekk fa nga nekk wax dëgg yàlla nga génn ci ak jàmm ak salaam particulièrement gannaaw ba ma ñaanalee humanité bi ak Sénégal maa ngi ñaanal responsable parti sénégalais yi góor jigéen mag ak ndaw parce que ñi nga xam ne da nga bokk ak ñoom ay gëm-gëm bokk ak ñoom ay conviction bokk ak ñoom ay mbébét ci réew mi lenn rek moo la jik sa diggante ak ñoom mooy nga ñaanal leen jàmm parce que bu ñu amee jàmm nga am jàmm ndax bu ñu amee jàmm nga am doole ñooñu ñooy
sa doole du dëgg kon nañu gërëmante nañu encourageante xam ne li ñu dese certes bariwul yoon bi metti woon na trop xeex nañu ba fii nañu continuer gën a liggéey waajal échéance yi bu mbir mi jàll ak jàmm ak salaam su ko defee lii nga xam ne ñu ngi koy jooy yëpp mu nekk ay manquement ak ay insuffisance ci wàllu yorum réew ñu koy jooy fu ne xëy na bu ñu suñu candidat ñëwee lii yëpp danañ ko dépassé incha allah waaw maa ngi lay jaajëfal yow it bu baax a baax ci disponibilité bi ndax dama la ko wax tegoo ci kon duñ def lu dul jaajëfal la di la ñaanal jàmm ak wër di kontaan ci teew bi nga teew ci kër gi franchement nga nekk nit ku disponible ku fonk doomu aadama ku yëg doomu aadama kon maa ngi lay remercier bu baax a baax. merci jërëjëf waaw kon ni ngeen ko déggee rek kooku di suñu frère di suñu xarit di un responsable pour parti démocratique sénégalais di Bachir Diawara moom lañ dalaloon tey ci li nga xamante ni mooy live bi di ñëw rek tuuti di compléter ci li nga xamante ni jafe-jafe la ci réew mi ndax kon ni ko grand bi waxee rek ñu am un état incompétent état boo xamante ni depuis 2012 ak léegi defu fi dara loo xamante ni nit ñi sentir nañ ci seen bopp di wax sénégalais rek ne jot na nag toll nañ ci moment boo xamante ni il faut que ñu jël suñuy responsabilité à ce que muy responsable bu mu mënta doon ñu fal ko ñu dénk ko bu jotu def bilan jotee bu fekkee ne lañ ko dénk defu ko ñu sanctionné ko man loolu laa gëm démb maa ngi dégg benn responsable di ko wax bu ñu invité ci sama frère Ablaye Bari invité démb mu koy wax gis nga il faut que ñu am benn taxawaay ci suñu Sénégal gi mooy képp koo xam ne responsable que la ñu dénk la dara bu si jot bilan jotee bu ñu évaluer gis ne la nga def baaxu ñu sanctionné la il faut que ñoom habitude de sanctionner les gens képp koo sanctionné keneen kuy ñëw dina la man de su ma liggéeyul ñu jëlee ma fi teg ci keneen kon loolu dina leen pousser à ce que liñ leen di jox ñu jaarale ko ci yoon ñu teg ci transparent ndax Sénégal loolu moo fi manqué mooy ñu jox nit dara na ko lii dañ la ko dénk nga bañ ko def sa moomeel à ce que nga jël ko def ko ni nga xamante ni noonu lañ la ko dénkee boo ko mënul ngir yàlla nga am grandeur démissionné jox keneen mu ñëw def moom mi mën moo gën kenn ku ci nekk ngoy ci benn affaire ñu jox la lenn man de sam bopp laa xam lépp lu ñu ma dénk loo xam ne mënuma ko dama ne lii de mënuma ko boo ma joxee lee de ma doxal ko nga dem doxal loolu moo gën lañ la dénk nga jox ko ko yellool mu doxal ko les hommes qu'il faut à la place qu'il faut c'est très important di ñëw nag ci li nga xamante ni mooy dund bi fan yii ni ma ko waxee ci commencement bi indi na polémique ci quartier yi indi na coow ci quartier yi li tax loolu mooy que dama jàpp ne boo jëlee 95% wala 98% de la population sénégalaise ñëpp a soxla dund gi ñëpp a ko soxla ñi ci am xaalis bëriwul ñi ci riche bëriwul dañ leen di wàññi kon état dafa waroon yemale ñëpp jël ñëpp jox leen ñu mën a toog confiné Dakar pour mën a détecter ñi nga xamante ni ñoo am feebar bi ñu faj leen ñu mën a ubbi kenn ku ci ne dem doxi sa soxla loolu moo gën mais yéen a ngi gis ni les cas contacts continuent à augmenter nañu waxante dëgg ma wax leen ni suñu ministère yi waxuñu ñu réellement ce qui se passe boo leen xoolee par les week-ends da ngeen di gis taux bi day wàññeeku dañ am ay malade yoo xamante ni day wàññeeku demoon nañ fi ba 106 ñëwoon nañ fi ba 145 démb demoon nañ ba 132 tey fu ñu tollaat kon je pense que il faut que ñu xam feebar bi ça existe barki démb juróomi kaar laa gis ñu yeb ko ba mu fees di leen yóbbu confinement kon affaire bi réalité la lu am la kon nañu respecter li nga xamante ni
moom la ñu wax dañuy def li nga xamante ni moom la ñu wax man mënuma gëm commune boo xamante ni commune bu mel ni commune ji de Thiaroye Kaw moom laa xam ndax moom mooy sama commune fa laa dëkk ñi ngi am 2000 ménages ñu bëgg a jox 784 ménages ay dund ci 2000 ménages si 20 000 ménages nga bëgg a jox 784 ménages problème ngay indi ka ñu dénk commune bi sax da nga koy indi jafe-jafe da ngay ñëw si quartier bu mel ni sama quartier mais ñëpp a ko soxla ndax ñi fi dëkk kenn tanewu fi sa morom ñëpp a yem ñi fi ne seen loxo jotul seen ginnaaw waaw léegi boo ciblé ñi nga xamante ni ñoom ñooy am bourse familiale ba pare li des ci dund bi nga bëgg ko séddale ñi nga xamante ni ñoom la ñoo pourtant am na ñoo xam ne seen doole jotul seen ginnaaw te soxla nañ dund gi ñimewuñu taxaw laaj ñimewuñu tàllal loxo gis ngeen il faut que ñu xam li ñuy def dañoo am un état incompétent état boo xamante ni li muy def xamu ci dara maîtriser wu ci dara tey lii tax na Sénégal yëpp fàtte li nga xamante ni moom mooy feebar bi ñi ngi pëccëxoo ñi ngi dajalikoo ñi ngi xool fan la ceeb bi nekk ak diwlin bi par ñu mën see jot may wax ni suñu état yi dañ ñoo bëgg a jaxase nañu delloo si suñu xel kenn ku ci ne la nga daan dundee nga continuer di ko dundee boo amee nga xam ne sa wërsëg la boo amul nga xam ne sa wërsëg même bu fekkee ni ñun ñëpp a ko moom dëgg la suñu yëf la ñun ñëpp a ko moom kenn ku ci ne am nga ci droit mais ñu demee ci xel ñu demee ci xalaat à ce que boo amee nga xam ne man de sama wërsëg la boo amul nga jàpp ne aussi du sa wërsëg ndax kat dajul suuf de waaw di jaajëfal auditeurs yi ak auditrices yi seetaan live bi yëpp di remercier ñëpp di remercier Maymuna Diop maa ngi lay ziar di ziar Muna Cissé Fat Bintou Thiam maa ngi lay ziar depuis suma juumul Belgique xaw maa ngi lay ziar bu baax a baax di ziar sama frères et sœurs yi nekk fi yëpp Fallou Gueye international maa ngi koy nuyu di ko ziar le frère Aliou Djiba maa ngi lay bëggee di la ziar di ziar Sidi Tall maa ngi koy nuyu Seyni Lo maa ngi koy nuyu di ko ziar di nuyu sama sister Mamito gis naa ko fi sànq di jaajëfalaat ñëpp di am mbégte kontaante ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni yéen a ngi koy def di nuyu nag suñu secrétaire général di soxna Nafi Diallo buñ demee ba mën a def lii yëpp yàlla ak moom la ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di nuyu équipe bi yëpp ñoom tonton Bokar ñëpp du ma fàtte aussi suñu frères et sœurs yi nekk ci diaspora bi di leen xool bu baax a baax di wax ne dañu fagaru ne kenn ku ci nekk na ngay jël say mesures yi nga xamante ni moom lañ ñu jox ñuy jël port de masque yi à ce que ñuy protéger wu gel hydroalcoolique yi aussi baax na buñ demee ba ñëw ñu laal ci loxo yi bu ñu mënee aussi raxasu à ce que ñu raxasu éviter aussi dajalikoo yi ñuy jël distance 1 mètre yi c'est très important loolu yëpp pour aar sa bopp la nit ki kat kenn du la wax fagarul yaa war a jël say mesures yoo xam ne moom nga war a fagaroo ndax feebar bi kenn du ko gis kenn xamul ku ko yor te mi ngi dox ci suñu dëkk bi comme il faut ndax les cas communautaires ñaata personnes ñoo ko am xamuñu ñu leen ko jox te am na ñeneen ñoo xam ne ñi ngi yor virus bi di ko doxaale te xamuñu ne yor nañ ko kon kenn ku ci nekk na nga moytu kenn ku ci nekk aussi na ngay jël sa mesure yi nga xamante ni moom le ministère de la santé joxe à ce que
ñu respecté ko bu baax a baax a baax maa ngi leen di jaajëfal di leen ziar di leen jox dig daje dimanche prochain ak beneen live